jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te am yéen yu faram-fàccee ko procès en appel bu Khalifa Sall ñu ngi koy amal jamono ji ci tribunalu Ndakaaru ay wookaam ñoo bind sàkku ñu atawaat ko gannaaw ba ñu gisee ne juróomi ati kaso ñuy tëj seen client bi jaarul ci yoon. ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi. askan way dëkkee fii ci Jëppal Derklé xamatuñu lu dund di saf ndax ñàkkum ndox toog nañu lu ci toll ak ñetti weer yàlla yoo xam ne ni seen robinet yi xellewul root nañu root ba xamatuñu luy niru moo tax ñu delloo yëkkati seen kàddu di sàkku ci nguur gi yërmande. ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi. ba tey ci wàllu xibaar ñi nga xam ne ni ñàkkum kaaraange maanaam daal ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di farandoo Khalifa Sall yi ñu ngay askan wi dëkkee kon fii ci bukki bi matt waa Kaffrine moom matt kon waa Matam bukki boobee moo xuri seen naatango yi dëkkee fële ci diwaanu Mbuur rawatin ñi yeewoo ci dëkk bi ñu naan Tangis toll nañ ci ñetti fanweeri xar nag fas ak mbaam yoo xam ne ni dañoo xëy rek gis leen ñu dee ndax xiif yóbbee seen i borom yëkkati seen kàddu di koy mettilu ndax dañu gis ne lu nu mel mënoon naa ñàkk su fekkonte ne kilifa yi déglu woon nañ leen ci njalbeen. ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi. bu amee ñu laxasaayu ba dëgër fas yéene bokk ci élection présidentielle yi di ñëw moom moo di Karim Wade ak ñi ñoom ci ab ndaje mu yaatu mu doon amal wookaay yi lay Khalifa Sall yi Karim Wade yi yëkkati nañ seen kàddu di xam ne amul lenn lu mën a te seen client bokk ci yile élection. ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi. bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi dañu koy dañu koy tàmbaleeg procès en appel bu Khalifa Sall ñu ngi koy amal jamono ji ci tribunalu Ndakaaru ay wokkaam kon ñoo bind sàkku ñu atawaat ko gannaaw bu ñu gisee ne juróomi ati kaso yu ñu tëj ci seen client bi de dafa jaaru ci yoon. lu jëm nag ci procès boobule suñu naataango bi di Issa Tine ma nga fa daañ ci dellu si waat ak incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi askan wi dëkkee fii ci Jëppal Derklé xamatuñu luy du di saf ndax ñàkkum ndox toog nañu lu ci toll ak ñetti weer yàlla yoo xam ne seen robinet yi xeliwul root nañu root ba xamatuñu lu ñuy niru moo tax ñu delloo yëkkat seen kàddu di sàkku ci nguur gi ñu dawal ndimbal ak yërmande ndax sonn nañu lool. ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro soxna Mami Diab Gassama. am na léegi presque 3 mois avant koor gi la ndox mi coupé woon ñu dem di ci dem ba koor jeex. ñu ñëwaat ci ba koor gi jeexee yëpp ñuy root pendant chaque jour ñuy root S2 moo ñu indi citerne bi moo ñu koy indil ba tey ji may waxee yow boo xoolee tali bi gis ne ndox maa ngi nii ñoo ñu koy may metti na nag dañuy ñaan man damay ñaan S2 daal bu ñu mënee dimbali rek ñu indi ñu suñu xale yëpp feebar seen dënn yaa ngi metti jànq yaa ngi nii am na ñoo xam ne sax tey génnuñu sax seen kër man mii sax génnuma tey. ñu danoo sonn ci ndox lu toll ñetti weer yàlla bu doon citerne bi duñu fóot duñu sangu duñu def dara. man ñàkk courant moo ma gënal ñàkk ndox ndax ndox rek laa soxla metti na nag ngeen jàppale ñu ndax lii dafa metti bu nu rootee ci citerne ba pare sunu dënn yëg sunu yaram yëpp ay metti dul na kii mag. bi ma ñëwee sax yàggul mais bi ma ñëwee dama tombeek problème mu ndox bi alors ñëpp daal di ko jooy quoi ma ne nag dañuy soow rek mënul nekk parce que man je suis un partisan de Macky Sall sérieusement mais lii moom war na ko régler balaa yàgg. Dakar manqué ndox nag moom dafa jaaduwul ah vraiment damay sëlmu rek dem il paraît que am na citerne fii jaar di indi ndox mais citerne yi da dul taxaw day ñëw rek jox ñaari nit ñetti dem xam nga topp citerne yi daw nag dafa neexul pour am ndox xanaa ma dem géej damay dem géej sangu ji sax loolu laa bëgg mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci askan wi nga xam ne dëkkee fii ci Jëppal Derklé ñoom la ñuy sàkkural moo di ndox ndax toog nañu lu ci tolloog ñetti weer yàlla yoo xam ne nii daanaka seen robinet yi xellewul bukki bi mat waa Kaffrine mat waa Matam bukki boobee moo mat askan wu dëkkee fële ca Mbuur rawatina ñi yeewoo ci dëkk bi ñu naan Tangis
toll nañu ci fanweeri xar nag fas ak mbaam yoo xam ne nii dañoo xëy rek gis leen ñu dee par benn yóbbi nag seen i borom yëkkati seen i kàddu di koy mettilu ndax dañu gis ne lu ni mel mënul naa ñàkk su fekkonte ne kilifa yi déglu woon nañ leen ca njëlbéen seen jur yi dañoo xiifa. njiital réew Macky Sall moom la ñuy sàkk mu wax si lu ko mooy kat musiba dina am foofee ca diwaanu Mbour fa la ñuy jëm fekk fa Thierno Daf. lu ëpp fanweeri nag ay xar ay bëy ay fas ak ay mbaam yu dee ndax xiif musiba baa ngi amee ci dëkk bu ñuy wax Tangis. xiif la daal la ñu mën a wax loolu mën nañu presque xiif la parce que bu ñu xiifee am li ñu gis léegi ni urgence yi bu ñu ko lekkee mën naa dem effet ci ñoom xam naa certainement loolu moo ko war a def. fi mu ne ñëpp ñoo sonn fépp ay métti li ñuy wax soo lambee ku nga xamante ne moom métti la am foo lamb rek lay métti. te tiitu leen ci gox bi. te xaw nañu si tiit tuuti ndax du tuuti sax tiit dëgg lañ def ndaxte tey fii actuellement jur yëpp muy fas muy mbaam muy nag muy béy muy xar lu mu manti doon tey rek de mu ngi ci tollu ci dee. amatul loo lekk mënatuñu jënd ripaas bon jur gi soo ko soo ci jaayee mënul sax jar 10 000 francs wala 20 000 francs kon métti moom foofu rek la mën a wëññeekoo. li daal yeneen côté yi yëpp région yi moo am fii nii pratiquement vraiment nekkul sax nag yi kese parce que boo xoolee béy yeeg ci fas yi sax dama ci ñenn yi pour am li ñu lekk rek problème la. ak tiitaange gu ñu àndal rawatina ak tànqamlu gi leen service vétérinaire yi tànqamlu tax na sàmmkat yi xamatuñu ni ñuy def jamono ji képp kuy élever rek di nga jaaxle loo yëkkati rek di nga wax xaaral ma yóbbul ko sama jur bi. dañuy utiliser tous les moyens du bord mais pratiquement moom dañuy sonn loolu moom parce que bu ñu xëyee fu nekk la ñuy dugg pour wutal leen lu ñu lekk. bi waa ji demee daal ñëw indi commencé lekk ci la ñu commencé daal di daanu noonu la demee ñàkk lu ñu lekk daal moo leen jàpp daal. am na ku ñu ci woon mais def ne daal dafa jàpp am na ki ñëw sànq nii sax mais ba léegi nag man tëgguma ko bët. looloo waral nag ñu yëkkati seeni kàddu jagleel ko kilifa yi gën a kawe ci réew mi. li président de la république war na cee jot yëg ko li nga xamante ne def na ko côté Saloum ci côté Tamba mu jéem koo def. élevage bi fii ñu bëri dañ koy def fii mais. pratiquement yu ñu joxe yu bëri ci àll bi dañ koy dégg nii sàmm yi presque dañ koy dégg seen poste la ñuy génnee lu ci bëri génnee jënd ainsi de suite bu ñu ko amul bon dañuy dem avec lu ñu moyens yi ñu am moo waral daal lii mais lii moom presque mën nañu moom xiif mu ngi si moom luñ ci mën a am wax moom presque xiif mu ngi si. ñàkk moom ñàkk la rek ñooñu ni ñu ñàkk seen jur gi seen xar yeeg seen nag yi ni ñu deeyee foofu ci côté Saloum kii itam loolu rek moo ko dal lépp rek xiif moo ko waral. muy préfet. muy maire muy président de la république képp ku ci mën dugal sa loxo daal nga jàpp ci rek état bi daal bu ci mënee dugal loxom mu dugal ci loxom. Tangis mu ngi bootu ci biir commune bu Sindia. Mbour Thierno Daf rajo télévision Walfadjri. jaajëf Thierno Daf ñu ngi lay sant di la gërëm wax ci wàllu politique bu amee ku laxasaayu ba dëgër fas yéene bokk ci élection présidentielle yi di ñëw. moom moo di Karim Meïssa Wade ci am ndaje nag mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi wookaay yi layil doomu Abdoulaye Wade ji ña ngay xamle ne amul lenn lu mën a tere seen client bi bokk ci les élections ndax amul benn tribunal bu ko wax profité nañ si kon daal di dal ci kaw Aly Ngouille Ndiaye miñ ne dafay jalgati charte yi ndaje moomee Abdou Khoudoss Diallo Maïssila Seck ñoom lañ fa yabaloon. Karim Meïssa Wade kenn mënu koo tere nekk candidat ndaxte amul dara lu ko xañ droit civil am ak civique ngir mu bañ a bokk ci jongante yi ñu dugmal ci atum 2019. su kuréelu attekaay yi atte loolee kuréelu attekaay yi atte gouvernement par force da ciy topp ni ko nit ñi di toppee Masamba ak Mademba nañuy respecté le tribunal wax noonu la koy gouvernement ak assemblée nationale di respecté ndegam loolu la. tribunal nee na que Karim Wade kenn mënu ko dindi ci liste électorale dagam loolu la tribunal wax par force ministre de l'intérieur respecté ko su ko ministre de l'intérieur ak njoñam dañoo jalgati looloo tax ñuy wax ne ñun avocat Karim Wade ñuy wax ci turam la ko yoon may dong la jël tegu ci dara yokku ci dara ndagam nag la ko yoon may la moom bokk na ci li ko yoon may ci élection yi di ñëw mu bokk ci te fas na ci yéen a bokk te amul lenn ci àdduna
loo xam war na ko mën a tere mu bokk ko ci. loolee tukkee ci kàddu avocat am ñi nga xam ne kenn mënu koo texe bokk ci liste électorale yi. ministère de l'intérieur def amul sikk sàkk ne loolu jalgati yoon la kon la nga xam ne bi ba ñu demee tribunal laaj ko tribunal bañal leen ko loolu le ministre bi ñëw nangu tey. li ko firndeel mooy ñoom ñii dellu nañu fàttali. Karim Wade bés bañ koy atte bañ koy atte procureur ba ñëw na taxaw ne day ñaan attekat yi ñu dindil ci Karim ñett yii ñu dindil droit de vote ñu bind droit civil mooy Karim du mën a def benn contrat nañ ko dindil ay droit de famille ba ko procureur laajee tribunal daf ko tontu ne moom tribunal loolu du ko nangul ndax yoon bi nga xam ne bi mooy daan Karim daanu ko pour ñu dindil ko loolu. niki noonu avocat yi doon layol Karim Meïssa Wade ñoom ñi la di xamle lépp li nga xamante ne teg nañu ko ngir gàllankoor seenu client danañu taxaw tembe ni ko yoon santaane ngir ñu delloo ko ak yelleefam. jaajëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm ca Parcelles Assainies ndaw ya fa ne te bootu ci ginnaaw soxna Khady Sène moom it bootu ci ginnaaw Karim Meïssa Wade ña ngay artu njiité réew Macky Sall xamal ku ni ko woona naar ci goxum sow seen candidat Karim Wade gisuñu lu ko mën a tere bokk ci élection présidentielle yi di ñëw wa ila élection moom lañ jàpp ne du am ci mim réew Fodé Sall mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. dañoo gis benn injustice boo xamante ni Macky Sall depuis ba mu jëlee pouvoir bi ba léegi mu ngi koy doxal parce que dafa yëkkati benn cour bu ñuy wax CREI bi ba mu ko yëkkatee adduna yëpp ne ko lii mënta atte lu baax léegi nag CREI ba mu attee ba pare Macky Sall ak ministre de l'intérieur am ak ministre de justice am ñoom ñoo taxaw dëggalaat ne atte boobu CREI atte woon baaxul parce que su ma leen ne ñoom dëggal nañ ne atte bu CREI atte woon baaxul CREI ba mu attee Abdou Karim Meïssa Wade ba pare daf ne l'ancien ministre de la justice muy Sidiki Kaba daf ne article 334 kenn du ko dugal ci daan yi te article 334 boobu moo lay xañ sa droit civique ak civil kenn du la mën a ooteel kenn doo mën a oote léegi Abdou Karim Meïssa Wade ba mu demee bindu ji ca Doha léegi nag gars yi dañoo bëgg a jëlaat article 334 boobu nga xamante ni ñoom juge bi bañaloon nañ leen ko ñu appliqué waat ko kon su ma leen ne CREI yi ñoom ñoo dem ba ëlbatiku confirmé waat ne CREI yi mënta atte lu baax parce que ba mu leen ne Abdou Karim Meïssa Wade dara mënu koo xañ bokkam ci élection yi ñoom ñoo ëlbatiku waat bëgg a xañaat Abdou Karim Meïssa Wade bokkam ci élection yi. Sénégal Macky Sall moomu ko santul Faye Sénégal la tudd ñëpp a ko bokk liir buy door a juddu ak màgget bu am 200 ans ñëpp a koy bokk. Macky Sall nag dañoo amoon ci moom wóolute dénk ko ba mënul doxalatul intérêt général day doxal intérêt personnel am ak intérêt famille am loolu nag duñ te bir nañu ne ñun Abdou Karim Meïssa Wade candidature am bu jàllul yow sa candidat du jàll lum lay jaral nag jaral nañu lu ko ëpp simpi sànni kon boog Macky Sall en 2019 sénégalais yi pare nañ ci yow dinañ la simpi sànni jël Abdou Karim Meïssa Wade teg ko loo ci bañul nag bañuñ ko ci. comme nañ ko defee foofee ca Parcelles Assainies noonu lañ ko defee fële ca diwaanu Mbacké mboolem militant ak responsable PDS fa nekkee te bootu ci ginnaaw Karim Meïssa Wade ñoom ñëpp daal ñu ngay sàkku ci askan bu kenn des na ñëpp mobiliser wu sàkku ci Karim Wade mu doon candidat ci élection présidentielle yi di ñëw ñu ngay nag artu njiital réew Macky Sall su fekkente ne jëm na fexe ba Karim Wade kon du bokk ci les élections ab ndaje nag lañ doon seex ak taskatu xibaar yi Khadim Tall moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mourou Makhtar Sarr. suñu candidat di le président Karim Meïssa Wade umpale wu leen ne àdduna bépp gis nañ ko mu déplacé wu dem Koweït bindu am récépissé comme tous les Sénégalais ñu dem ba nga xam ne ñi ngi war a publier liste yi gouvernement bi nga xam ne gouvernement naaféq lañu ñu génn ne Karim Meïssa Wade binduwul Aly Ngouille Ndiaye bi mu demee assemblée nationale da ne Karim Meïssa Wade binduwul ku binduwul naka lañ koy réciter kon ci ab liste kon gouvernement bi liñ leen di wax ne gouvernement naaféq la du ñu wax dëgg wax waxee ci la ñu nekk loolu la ñu doxal ci Karim Meïssa Wade ñu di leen xamal ne nag bis naka tey ñun àndandooy Karim Meïssa Wade yi nga xam ne ñoo ngi ci Sénégal ak bitim réew pare nañ pour jëflante ak ñoom ci lépp loo xam ne woo nañ ñu ci. dañuy def action lii alerte la pour adduna bi yëpp xam ne waa kër Karim Meïssa Wade yëpp jóg nañu nekk benn say
responsable yi ñi ngi fi Karim si ñi ngi fi waa parti bi ak opposition bi ñëpp taxaw nañ parce que lii ñu teg Karim Meïssa Wade mën na arrivé ku ci nekk ci leader yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal parce que teguñu ko ci yoon jaay doole lañ koy def di ne da ngay dem élection yaay tànn ñi ngay àndal di bëre wala yaay tànn ñi nga xam ne ñooy participer ci élection yi loolu amul ci àdduna bi ñuy xamal Macky Sall ne ko nag loolu nekk na loo xam ne du luy jàll jàpp na ne heure bu waxee ñu arrière tey nag dañ koy wan ne ko action moo jot te danañ jàkkaarloo moom def action lu mu ko jaral nañu ko ñëpp xam nañ ne PDS Touba la ëppee doole combat bi ñun ñoo koy commencé fii lay démarré gi nag du dañuy nekk ci dëkk bi di fi def loo xam ne dañuy xëtt ndigalu sëñ bi waaye danañ dem jàmmaarloog ñoom fi nga xam ne fa lañ ko war a xeexee muy ci terrain bi ci biti fekk leen Dakar lépp lu mu laaj ñu def ko ak ñoom. te ñun ñu ànd ak moom duñu ay muus Karim ay gaynde rek a ànd ak moom te danañ xeex jàkkaarloog moom gis nga la xewoon Côte d'Ivoire ak li nga xam ne moo xewoon fii nga xam ne moo ñu gën a jege muy Gambie bii te Yaya Jammeh nekkoon fi doon fi dictateur bu jaaxal ñëpp Macky Sall bëgg a ñëw taxaw doon dictateur ci suñu kanam duñu ko nangu mukk duñu ko nangu jamais au plus grand jamais duñu ko nangu te na ko dégg nag te fa mu nekk ca pale ba lu mu ko jaral dinañu ko jaral ndax dañu am candidat xeex ak moom te tey la xeex bi di commencé te dootul jeex ba keroog muy wàcc duñu abal candidat di dem élection jàkkaarloo ak moom ci guerre lañu woo nag naar na ku ko woo ci guuxum soo woo nga ko déclaré nga ko guerre te guerre bi tey lañ ko déclaré te doo ñu taxaw mukk ñu des ba tey ci fànn woowee militant ak responsable PDS yi nekkee fii ci Ndakaaru te fekk baax fële ca Baba Garage ña ngay ñaawlu taxawaay njiitu réew Macky Sall mi ñu ne pexeem yëpp moo di beddi seen candidat Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle yi di ñëw waaye nag jàpp ne loolu yi moom du antu waaye loolu gannaaw loolu ñaawlu nañu taxawaay seen maire mi ñu ne booy wër ku tële ba dajek moom bu la yabooy jàpp te xam ne ku tële pire ngi diir bu mu nekkee ci bopp mairie beeg léegi amul benn jéego bu mu def ngir génne Baba Garage ci jafe-jafe yi mu nekkee Abdoulaye Diouf ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Abdou Khoudoss Diallo. daje bi li ko waral mooy dañu toog di seetaan ci télé yi ñuy wax ay xale yoo xam ne dañ leen di sàcc wala di leen di rëy mbir mi jaaxal ñu lool ñu ne kon ñun en tant que délégué de quartier en tant que administrateur de proximité en tant que premier récepteur soxla ay doomu aadama yi yëpp ñu ne kon nañu toog woo population bi woo ay nit ñu xam seen xam-xam màcc ci problème mu xele ñu bokk waxtaan. À qui nous devons assurer une forte mobilisation, c'est pourquoi nous avons réuni ici tous les jeunes de Baba Garage qui sont en activité à Dakar. Le deuxième point nous a permis de faire un brainstorming de l'ensemble des difficultés auxquelles nous sommes confrontés à Baba Garage. Baba Garage en tant que chef-lieu d'arrondissement. di jéegu rek ci na nga xam ne ni kon nañu lañ ko yitteewoo woon ñu bamtuwaat ko rek militant ak responsable PDS yi nekk fii ci Ndakaaru te fekk baax fële ci Baba Garage ñu ngay ñaawlu taxawaayu njiitu réew Macky Sall mi ñu ne pexem yëpp moo di bedd seen candidat Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle yi di ñëw gannaaw loolu ñaawlu nañu taxawaay seen maire mi ñu ne booy wër ku tële ba dajak moom bu la ya booy jàpp diir bu mu nekkee ci bopp mairie beeg léegi amul benn jéego bu mu fa def ngir génne Baba Garage ci jafe-jafe yi mu nekkee Abdoulaye Diouf moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro kii di Abdou Khoudoss Diallo. xam ngeen ni PDS dafa woote mobilisation parce que ñi ngi waaj suñu ñëw candidat Karim Meïssa Wade te dañ ko war a tertu bu mucc ayib dañu war bu fekkee jóg jot na pour dem wuti ay signature ci partenariat ci parrainage bi ñu taxaw wutal ko signature yu doy sëkk ba Sénégal àdduna bépp xam ne ni parti démocratique sénégalais pare na te kenn mënta def ay élection ci réew mi te bokk ci leneen li nga xam ne waxtaanee nañ ko suñu biir mooy jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund Baba Garage li ñu ci gën a yitteel mooy xam ngeen ni Baba Garage mooy chef lieu d'arrondissement bi tey poste de santé bi amul infirmier bu fa nekk Baba Garage tey nit ñi naanatuñu sangootuñu parce que forage bi non seulement dañuy yokku prix mètre cube bu ndox mi mais tey jii nii bés bu yàlla sàkk ndox ma tey Baba Garage xam ngeen ni ñu fa dëkk ñëpp daanaka ay baykat lañ ba fi may wax ak yow nii amul benn matériel agricole bu fa dugg ñu xam ngeen ni développement mënoo koo def te amoo yoon yu baax loolu aussi ñu koy jooy boobu ba léegi amaguñ ci saafara du sot te loolu lépp dañu jàpp ni lenn waralu ko lu dul benn maire bu tële boo xam ne ni moo fa nekk te lenn yitteelu ko lu dul boppam ak une gestion ay mbokkam moom moo ko yitteelu. mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Abdoulaye Diouf ñàkkum kaaraange rawatina xale yi ñuy sàcc léeg-léeg ñuy àgg ci di leen fàtt
doon na la nga xam ne ni lu yitteel mbooleem délégué de quartier nekkee ci commune Yeumbeul Nord. ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon dajale woon askan wi ak kilifa yi ngànk mairie bi su ko defee ñu xool pexe ak yoon yu ñu war a mën a jaar ba loolu saafarawu te loolu yi dara jiitu aussi lu dul doole seen poste de police bi ci ay nit ak ay jumtukaay Jogay Sène moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. daje bi li ko waral mooy dañu toog di seetaan ci télé yi ñuy wax ay xale yoo xam ne dañ leen di sàcc wala di leen di rëy mbir mi jaaxal ñu lool ñu ne kon ñun en tant que délégué de quartier en tant que administrateur de proximité en tant que premier récepteur soxla ay doomu aadama yëpp ñu ne kon nañu toog woo population bi woo ay nit ñu xam seen xam-xam màcc ci problème mu xele ñu bokk waxtaan seet nan la ñu mën a saafara mbir mi wala lañ lañ mën a def ban prévention lañ mën a def ba Yeumbeul Nord ricc ci mbir mi. bon prévention yi mooy d'abord nañ xamal nit ñi ne dafa am benn phénomène boo xam ne dafa ñëw ante ñu te war a jóge ci ñun muy sama yoon newu ci nga romb xele muy jooy nit téye ko ci loxo bi di omat di yóbbu nga romb rek aw sa yoon dem xamoo xele bi ki ko yor baayam la wala tutoram la wala lanam la. ko barki démb rek dañu ñëw jël benn xele dugal ko ci benn saaku ñuy wax gaa ñi dal di ne xam naa xele bi dafa yëngatu rek gaa ñi ne waaw lii ci saaku bi lan li nga téye nan la mu dal di sànni saaku ak ñoom dal di daw. fa ñuy jëkkee mooy dañu ñaan d'abord gouvernement bi mu dimbale police Yeumbeul Nord dimbale leen ci ay moyens de transport dimbale leen aussi yokk seen effectif ndax population bi mu gàddu dafa rëy muy Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord motul fukki nit ak juróom vraiment loolu dafa tuuti lool ñu ñaan gouvernement bi nag ko yokk ndax mu gën ñoo mën a dindil problème bi nga d'insécurité bi xam ne moo lëmbale réew. commune yu Yeumbeul Nord du yàgg dara dina delloo ab poste de police bu bees kaddu yi di samay kaddu ay kaddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci maire Yeumbeul Nord Daouda Ndiaye lay wuyoo te boobaa sax mu ngi sàkku kilifa yi doole leen ci ay jumtukaay ak it ay services yoo xam ne ni daañu kon mën a taxaw askan wi ci seen wàllu kaaraange Daouda Ndiaye ñu teewlu ko ba tey ci micro Théodore Semedo. lu ni mel dama koy jàppee xoddee ko balaa ngay lakkale ndaxte xaaruñu ba mi mu xew ci commune bi wax dëgg yàlla déggaguñ fi benn yoon loo xamante ne lu ni mel xew na fi waaye loolu nag moo tax nag ñu jóg di sabablu. waaw lu ni mel commune bi defoon na délibération bëggoon naa ubbi benn poste de police sax bëggoon ko tabax ci ab koomu boppam waaye nguur gi fekk nañu fa war ñoo defaral benn poste de police fii ci comico waaye loolu it moo tax ñu ngi sàkku comme ni ko délégué bi waxee léegi ku ñu gën a jàppaleel suñu commissariat yi ndax boo boolee Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord li fi nekk ci ay doomi aadama war nay xaw a jege 200 rek juróom fukki junni nit donc loolu suñu nekkee benn commissariat bu fi nekkee war a liggéey boobu yëpp day metti tamit ci ñoom ndax paren saay moyens du mat kon ñoom it ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu gën a taxaw commissariat de proximité yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune yu mel ni Yeumbeul Nord ak Yeumbeul Sud. groupe scolaire Gaston Berger nekk fële ci diwaanu Guédiawaye ma nga doon delloo njukkal ak a neexal élèves yi mu jàpp ne ñoo gën a xarañ ci at mi mu nekk nag ab ndaje moomee sax doon occasion ci kilifa yi ngànk dara njëkkati seen kàddu daal di sàkku ak dal ci njàng meeg njàngale mi Dame Seck mooy njiital école bi am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. dañoo gis ni année scolaire bi système éducatif bi grève yi bëri nañ lool ba jéggi dayoo xale yi presque jàngatuñu li ñuy nekk ci biti moo ëpp li ñu nekk ci biir classe yi te loolu buñ ko saafarawul suñu jàng day dellu ginnaaw te day na sax te bu boobaa wax dëgg-dëgg du baax pour Sénégal émergence bi ñuy wax du mën a ne loolu tax ñu ni nañu am prétexte invité Guédiawaye yëpp toute la république mi ngi fi syndicat d'enseignants yëpp ñu ngi fi parents d'élèves yi seen association yi ñëpp ñu ngi fi société civile mi ngi fi ñu toog nag duut baaraam li nga xamante ni mooy problème bi nga xamante ni moom moo gàll moo ndengeeñ système éducatif bi ñu waxtaane ko ndax système bi mën a wér ndax système bi dafa feebar fi ñu toll et faaw ñu faj ko duñ ko bàyyi nag mu dee dina ñëw wala maa ngi ñaan yàlla am naa espoir bis ñëw syndicalistes yi bàyyi syndicalisme de rupture daal di def nag syndicalisme de développement loolu lu am solo la il faut que ñu xoolaat beneen système de syndicalisme moo gën soo ma joxul duma loolu wax dëgg-dëgg loolu du syndicalisme bi nga xam
xamante ni moom la ñuy soxla ñun ci pays yi bëgg dem émergence. taxawee temm pour jàppale école privée yi dinañ jàppale école privée yi mais nag du ñu mën a jàppale ñëpp mais mën nañu jàppale ñi ëpp ñu tàllalaat suñu loxo autorités yi. gëm jàngale googu ñu gëm jàngale nekk fii nag ci Guédiawaye mu wóor nañu fii nous avons une ressource humaine de qualité suñu góorgóorloo tuuti rek école d'excellence dañ koy am. bu fekkoonte ni école privée yi tamit ñun am nañ ci taxawaay bu mag boo xamante ni mën naa ni ñun rek ñooy école privée fii ci Sénégal boo xamante ni at bu ne ak juróom fukki bachelier dinañ ko dugal ci biir université. aada la ci ñun bu école tëjee ñu def cérémonie solennelle de distribution de prix pour neexal xale yi nga xamante ni ci seen i nekkin ci seen i jàng wax dëgg-dëgg ay jàmbaar lañu ci école bi. ndaje moomee Innocence Ntap Ndiaye mi njiital au conseil du dialogue social ma nga fa woon profité na si sax daal yi ay kàddoom sàkku ci jàngalekat yi ba ci politiciens yi ñu teer juunoo gi boolooy joxante loxo tey waxtaan te xam ne réeroo amul ñàkk waxtaan rek am te bu ñu waxtaanee jàmm dina am ci mim réew Innocence Ntap Ndiaye ñu teewlu ko ba tey ci micro Théodore Semedo. di féliciter direction générale bi corps professoral bi directeur des études bi ñoo nga xam ne ñoom ñëpp nañu bàyyi seen ité ñoo seet si ma léegi dialogue social bi moom mi ngi daw li ñu bëgg rek mooy acteurs yëpp muy jàngalekat yi nguur gi ak ñëpp ñi nga xam ne njaatige yi ñu dawal yërmande def yëpp si yoon parce que liggéey dafay boole day mettre en présence ay acteurs yu bëre faw ngeen di waxtaan boo leen waxtaanul rek day daal di am ay safaan looloo tax ñun tamit dañoo am taxawaay boobu boo xam ne bëgguñu dara ñaaw jàngale bi nag amoon na fi ay jafe-jafe ba ñu génn si waaye bëgguma ñu dugg delluwaat si waaw fan yi nag am na yu ñu dégg ay passerelle professionnelle syndicat yaa ngi ñaxtu démb rek woo naa leen ñoom ñëpp xam naa ni ñoom ñi ngi seet naka la ñuy mën a taxawaat mais bu soobee yàlla xëy na bu ñu waxee ak ministre bi ak yooyu dinañu am terrain boo xam ne dara du yëngu daal te man loolu ci loolu laa bëgg. damay faral di ne dialogue social dafa ut ak dialogue politique am na aussi dialogue interreligieux yëpp Sénégal ëmb ko muy dialogue muy loolu président gis ngeen fi mu nekk nii dañ ko sargal ba def benn prix tuddee ko prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique moom dafa nekk nitu dialogue bu yàggul dara woo na acteurs yëpp autour de naka la ñuy def ba li nga xam ne comme moo mën a génn ci exploitation pétrole ak gaz bi naka la ñu mën a def ba ñëpp gis ci seen bopp loolu ku bëgg réew mi rek moo koy def nit ñi aussi am ñu ko si wuyu si ñi nga xam ne nag demul dama leen di ñaax parce que yow bu dee da ngay liggéey pour jël pouvoir yow nar nga am projet de société nar nga ne yow li président def nii yow sa bopp nar nga ko xalaat xaatim ko jox ci këyit jox ci sa xalaat buñ la woowee nag wuyu siwul wax dëgg lu yàqu yow a mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise génn ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéen kabit Walf Quotidien mi xëy di ñu gëstul SEMU di couverture maladie universelle di bànqaas bi nguur gi taxawal ngir jàppale askan wi ci wàllu paj mi yéen kabit ne waaye bile couverture maladie universelle ci rey nit ñi la gën a jege ne faj leen ndax jafe-jafe ya ko tënk Walf Quotidien di ñu fàttali ne gannaaw ñetti at guñ ko fi taxawal waaye jot na jural lorangeek jafe-jafe bërëbu fajukaay yu bari ci réew mi lottu nañu lool seen paj demeetu ni ndax bor bi leen nguur gi ameel lu ko dalee Ndakaaru hôpitalu Thiès ba ca Podor ba ca hôpital bu Ndioum nguur gi bor gamu ameel googule bërëbu fajukaay toll na ci téeméeri million ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ameel bor bërëbu fajukaay ya ne ca Tambacounda rawatina Kaolack Fatick ak Diourbel ba Kédougou yile bërëbu fajukaay tumuranke nañ lool ci jamono ji kenn waralu ko kenn yóbbeewu leen ko lu dul SEMU di couverture maladie universelle yéene cabinet googule SEMU ci Ndakaaru lim bu takku ci ay woylaago gisuñ ci seen bopp toll nañ ci juróom-benn junni woylaago yuñ ca soorul ba ci bërëbu fajukaay yu bari am ñu cay dem te saay su ne seen yaakaar tas fa Walf Quotidien am ñu mu fekk ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ba ne ca Thiès daal di fa taseek ab soxna mi xam le ne bu mu fa matoo yàggut waaye lañ ko waxoon lépp ci couverture maladie universelle gisu ko muy paj maak ordonnance ya boroom këram a ko gàddool lépp keneen ku fa yóbbu doomam yaakaaroon couverture maladie universelle waaye lii di yaakaar bu tas la ca jëlee poosam la mujjee génnee ngir faj doomam jiital hôpital ba ay kàddoom ci Walf Quotidien xam le ne naam jafe-jafe am na ci bile SEMU syndicaliste yi boot liggéeykat yi ne ci wàllu paj mi déggal nañu li ni mel ci Walf Quotidien Mballo Dia Thiam jiital SUTSAS xam le ne bile SEMU deful lenn lu dul faat suñu bërëb bu fajukaay
yi docteur Boli Diop bu SAMES feelu ko jàpp ne nguur gi mënu fee taxawal ba noppi lii di couverture maladie universelle wëlbatiku garab ñàkkul lool ci bërëbu fajukaay yi Walf Quotidien jot naa taataan ay kàddu njiital SEMI di Mamadou Bokar Daaf mi sàkku ci nguur gi ngir mu gën a jublu ci jëmmalaat lii di SEMI maanaam dooleel ko ci wàllu koppar rawatina wutal ko loi bu koy jëmmal yéen a bi di l'évidence ne ci wàllu politique Karim Wade ne amu ci jafe-jafe rawatina doon candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm Karim Wade jot naa ñaawlu kaddu yi bawoo ci direction générale des élections mi xamle ne article L31 bu code électoral tënk na Karim Wade maanaam xaj na ko mu bokk ca ñay dagaan baatu askan wi Karim Wade ne de daal di sulli article 34 bu code électoral xamal jaru gi ñu denk wàllu kaaraange biir réew mi ne bile article L34 bu code électoral amul benn yoon sañ-sañ rocci turam ci liste électorale yi Karim Wade day wax 24 heures di ñu xibaar ne libéraux yi ci jamono ji bëgguñoo dégg ñàkk bokk Karim Wade ci élection yi jëm ba tax na daal dinañu wut ay pexe ngir jàkkaarloog nguuruk Macky Sall maître Madické Niang yemu ca ne am na tiitaange lool ci réewum Sénégal ci jamono ji te bàyyiloo na ci xel kenn ku ne ay avocat Karim Wade jot nañoo fippu bu ñu sukkandikoo ci maître Amadou Sall mi xam le ne tribunal leeral na ba noppi candidature Karim Wade daal di fàttali dogal ga tukkee woon ca tribunal mi xam le woon ne Karim Wade kenn mënu ko dindi ci liste électorale yi direct info daal di samp ab laaj amal taxaw seetlu ci dossier Karim Wade ne ana lu tax ay avocat ñooy wax ba tey ana lu tax Karim Wade noppi ana lu tax waxut askan wi ci candidature am ndax Karim Wade ci lu leer ndax libre na am déet ndax am na afi am déet Vox Populi di ñu xibaar ne ñaari dossier ngi nii nekkat ne jonn ci taabalu nguur gi di dossier Khalifa Babacar Sall ak dossier Karim Wade tax mu jur coow ci diggante avocat yi Antoine Félix Diome di agent judiciaire de l'État xamle ne CEDEAO mosta daan nguurug Sénégal ci dossier Khalifa Babacar Sall maître Demba Ciré Bathily ne duñ ci yox-yoxi benn yoon te duñ ci deltu ginnaaw ne pare nañu saay bu tontuwaree dañ ko jëfee enquête di ñu xamal ne muy Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom ñaar ñu ngi ci jafe-jafe ndax Karim Wade candidature am leeragul ci élection yi ñu jëm gannaaw article L31 bu code électoral ma ko tënk bu dee Khalifa Babacar Sall génnagul kaso dara leeragul ci dogalu atte bi tukkee ci CEDEAO ndax nguurug Sénégal dina ko jëfeem déet Tribune gis ne ñoom ñaar ñi le muy Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall seen carte yu mujj moom la ñu battre maanaam ci bile waxtu ñu ngi ci seen sànni tàccu ku jeeg politique bi ne filek ay fan daañu wàcc ci mbedd mi ngir yëngu-yëngal maanaam ñaawlu li xew ci dossier Khalifa Sall ak li xew ci dossier Karim Wade keneen ku fesal bokkam ci yi la wote di Pierre Goudiaby Atepa mi xamle ne Karim Wade ak la ko tënk warta yàkkamte ne ndaw la bu weesoo yile wote 2019 yeneen wote ngi ñëw yile kàddu ndenkaane moom la Pierre Goudiaby Atepa dénk Karim Wade dossier Khalifa Babacar Sall moom la ñu fekk ci biir yéene kabi di Les Échos bu ñu sukkandiko ci maître Moussa Félix Sow di avocat nguur gi ne cour de justice bu CEDEAO nee na lul benn yoon toppee gañu topp Khalifa Sall las ne tey ji la juge Demba Kandji fas yéene jàkkaarloog bile dogalu atte bu CEDEAO jëm ci Khalifa Babacar Sall la cloche di ñu xibaar ne fu ñu toll ni CEDEAO dal dina ubbi ay gëtëm di xool juge Demba Kandji ak la muy dogal ci bile atte Mamadi Kanibey di kenn ci jegeñaale Khalifa Sall gis ne agent judiciaire de l'État dañ ko war a auditer Rewmi Quotidien bu weesoo plan A maanaam bu weesoo Karim Wade PDS am na plan B ba noppi yéene cabinet Hadjibou Soumaré mooy seen candidat mooy seen plan B te la ñuy nas bu sottee Madické Niang moo fas yéene doon directeur de campagne ñu fekki njiitu réew mi Macky Sall ci biir yéene cabinet Le Soleil mi dëggal lii di loi parrainage bi maanaam coppite yu ñu indi ci code électoral bi yéene cabinet L'Observateur ne bu weesoo coowal parrainage bi njiitu réew mi Macky Sall pare na ngir soobu ci xëccoo ba maanaam ngir faluwaat ci bopp réew mi yéene cabinet daal dina sàkku ndajeb daar bu Benno Bokk Yaakaar filek ay fan L'Observateur ne njiitu réew mi ne yile élection jaral na ko lu ne ngir faluwaat ci bopp réew mi ngir doonaat président maanaam jàll ci élection yi ci premier tour Dakar Times ne dina jafe lool gannaaw taxaw seetlu gañu def gis ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet gi ñu ne ci la réewum Mali fas yéene soobu ci seen élection présidentielle bu dee réewum Sénégal dina ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février 2019 yéene cabinet ci ñaari réew yile maanaam seen élection du am benn bu ci génn premier tour maanaam faw deuxième tour am li am ci mondial bi le maanaam Sénégal mi teel a toog moom la yéene kaabili stade xëyee tey yéene kaabili ñu fàttali ne Aliou Cissé ci jamono ji sas nañ ko ultimatum ba jib na gannaaw ba mu ñàkkee coupe d'Afrique bi ñu weesu mondial ne këtt ne jonn Aliou Cissé ñàkk ko 2019 Afrique fas yéene soobu ci coupe d'Afrique yéene kaabine googule jongante nara doon sànni tàccu Aliou Cissé ana na mu gisee doxalinu Aliou Cissé Sadio Mané ci stade ne kii di Aliou Cissé mooy entraîneur bi gën yi Sénégal mosa am yëpp. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm ak Ajaratu Penda Diallo Gueye ñoom ñoo fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba bon mbokk ñu yëndoog jàmm